asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu suñu mbokku internet yi suñu mbokku téléspectateurs yu TMS TV ñi ngi leen di ziar tey ci bésu ajuma bi di am mbégte di ànd ak yéen ci télé bi nga xam ne moo feeñal lépp lu nëbbul làmboog njëriñ di ziar di ko jox wàccuwaayam kii di Alaaji Thierno Moule Sow nga xam ni mooy la xalif général médecine traditionnelle du monde the king of the all of the king di l'empereur di le maréchal di le phénomène de l'univers noonu lañ koy joxe également madame Sow di ko ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram di ñaanal prince mu lay gudd fan ak wér-gu-yaram di ko ñaanal mu dem ba suut ay waajuram di ziar suñu yaay soxna Ajaratu Mariama Camara ak suñu goro soxna Umu di nuyu képp koo xam ne yaa ngi ci àdduna di bàyyi xel Alaaji Thierno Moule Sow sur la TMS TV di leen wax ni ñi ngi fii nag tey ci Tëngéej ci stade Ngalandou Diouf bi nga xam ni am na ay mbir yu doy waar yi fi xew fan yi mooy stade bi nga xam ni daa amoon match nawetaan demi-finale bi fi amoon ñu taal gazon bi yàqate ci stade bi loolu moo tax ñu ñëw fi nag tey ginnaaw bi nga xamee ni lañ fi yàqoon yëpp gars yi defaraan nañ ko ba defar gazon bi ñu ñëw fi nag xool saytu fan la mbir mi toll. daañu leen fi defal nag ay reportage yu am solo daañu filmer terrain bi daañu filmer versaires yi daañu leen filmer aussi gazon bi xool ci ban état la nekk mais daañu laaj aussi population bi lan mooy seen xalaat ci mbir mi nga xam ni xewoon na fi fan yi ma ànd ci ak le grand caméraman toujours Sadibou kon Sadibou dañu ne coow daal di tàmbali liggéey bi. ñu ngi fii ci stade Ngalandou Diouf bu Rufisque donc ma ànd ak sama caméra Sadibou alors gis ngeen Tëngéej dafa war a football suba ak Njàmbur mais gis nga stade bi nga xam ni fan yi dañu taaloon gazon bi yàqate ko ngeen di gis ci image yi nii vraiment am na un ancien joueur de Tëngéej bu ñuy wax Maxet Diop bu débloqué ay millions le président de Tëngéej également débloqué xaalis bu bare bari stade bi nag nekkat en réflexion gis nga fële Sadibou gis nga ci rond terrain bi boo xoolee ñaari gazon yi du ñu benn xoolal synthétique bi ak bële ñuy wax ni Sayer Seck moo leen ko may gis nga bële la ñu fi lakk moom la ñu dindi tegaat ci beneen ngeen gis nag gars yi ñi ngi ci travaux yi camps yi également gis nga yi ñu saccagé woon dindi nañ camps yi def ci ay camps yu bees def nañ ci file yu bees tey di ajuma suba di samedi on est à 24 heures du match de la 3e journée qui va opposer l'équipe de Tëngéej FC à l'équipe du Njàmbur te xam ngeen ni Tëngéej fii nag macha allah football rek la ñu bëgg su fi Tëngéej waree recevoir stade bi ñaari tribune yi day fees dell loolu xaalis bu bëree bëri la ay millions yu bëree bëri la donc vraiment jeunes yi aussi war nañ leen sensibiliser ñu xam bijou bi ñu leen defal lan lay représenté ci Tëngéej parce que gis nga toog nañ presque lu mot 7 ans yoo xam ne stade Ngalandou Diouf dañ koo fermé il y a eu des marches nit ñi def nañ ay marches def ay points de presse pour ñaxtu pour ñu defar stade bi kon defe naa ni bu ñu leen defalee bijou bu mel nii jeunes yi aussi war nañ def prise de conscience ñu xam lan lañ leen defal parce que lii yombul nekkul ni région yëpp ñoo ko am donc nga gis ni mu nekkoon vraiment loo xam ne lu doy waar la loo xam ne nit ñi méthode du woon nañ ko fan yi la ñu génn xam ngeen ni gazon bi synthétique bi rek 500 millions lay jar donc ñu mën ko taal nii donc loolu kuñ ci jàpp normalement da nga war a dem kaso ay ati at ba pare ñu teg la daan yu méttee métti jëm ci wàllum xaalis parce que lii nag defe naa ni crime la dafa mel ni rek nga rey nit donc mu nekk ay mbir yoo xam ne yu doy waar la donc Sadibou ba léegi ci stade Ngalandou Diouf mën nga tourner ni gis nga stade bi sax da cey jógee macha allah gën a taaru gën a rafet xoolal tribune bi ñi ngi wax ni sax fauteuil yi ñu toog ni président fédération sénégalaise de football moo leen may muy Augustin Senghor moo leen may fauteuil yi stade bi nag ci mbir mi sax da cey jógee rafet gis nga ouvrier ya nga ne di liggéey bëggoon naa nag ñu jege sax waa ji parce que li muy def vraiment man dama doon sax laajte nan la gars yi di def bay samp affaire yi donc sëñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziar di am vraiment mbégte ci li ngay def lii nag nekk na affaire boo xam ni souvent dama doon poser question naan mais gars yi nan la ñuy def ba teg affaire yi pour man marteau la ñuy jël teg weñ di dóor mais est-ce que mën nga ñu expliquer un peu. ah non duñ teg marteau dañuy percer ba pare bu ñu jëlee signal bi percer ba mu pare doog a dugal cheville suñu duggee cheville daaj cheville bi daal di doog a wut rondelle jiital ko doog a dugal vis bi serré. waaw boo dugalee bis bi nag su soo ko mën a serré après ci lay mën a jàpp pour mu dëgër bu baax a baax voilà. li ngeen di teg nii est-ce que du gën a réduire place yi.
si dina wàññi place yi mais aussi dina wàññi feebar bi aussi ba koy calculer toujours distance lay doon quoi parce que gars yi tàmm nañ stade yi dañuy buuxante di taxaloo te bon ak puis feebar bi nekk ak yooyu su sax lii daf ciy baax quoi bon mu am benn séparation boo xamante ne ku ci nekk di nga mën a toog tranquille doo laal sa morom doo wéeru sa morom voilà c'est ça. nekk lu am solo. lu am solo la. alors yow Tëngéej nga dëkk. man Dakar laa dëkk. mais dañu la engagé pour nga defar li. ñoo koy liggéey ñooy liggéey kii quoi ñu dëkk. mais ban appel ngay lancé parce que dañu gis lu mel ni souvent même dañ koy def ci yeneen stades yi mais supporters yi rawatina jeunes yi dañ koy buddi di ko sànni. waaw surtout loolu nag ku ko def sa bopp nga yàqal parce que bon bu ñu war a mën a defar ñëw ci sa gox di la defar yow nga war see mën a jàpp. bu ñu la defaral ba pare nga ñëw si sa gox ba mu rafet nga ñëw daaj ji yàq ndax lan nawetaan toujours nawetaan rek ñooy def loolu. voilà suba Tëngéej war a football 3e journée ak Njàmbur est-ce que xalaat nga ni fii ak suba mbir mi dana pare. incha allahu rabbi équipe bu dynamique moo fi ne lii ci kanam tuuti dina jeex dina pare gis nga gars yi ñu ngi ci gazon ñu ngi defar caax yi moom bu soobee yàlla lépp dina baax suba match bi dina yemb ci jàmm ak salaam neex yàlla voilà c'est ça. nga fàttali ñu tur bi. Maysa Samb. ok nekk. un monteur. d'accord merci Maysa. voilà c'est ça. alors mu nekkoon Maysa Samb nekk un monteur ñu fekk ko fii ci stade Alassane Djigo stade Ngalandou Diouf excusez-moi mu nekk stade Ngalandou Diouf muy def nag liggéey bu am solo parce que dégg ngeen li ci intéressant mooy yii ñuy teg nii xam nga ci stade yi nit ñi en général dañuy taxaloo mais dana permettre au moins dandalante bu ñuy wax mooy distance bi jëm ci wàllu mbas mi dina permettre nit ñi ñu bañ a taxaloo mu am benn distance mu nekk loo xam ne lu am solo la mais également lancer na appel parce que dañuy gis ni souvent su problème amee rek gars yi dañuy buddi mbir mi donc kon ba léegi ma di ci ànd ak sama caméraman Sadibou kon ñu pause tuuti daal di yeggal yow waxtaan bi. gis ngeen fii aussi ci suufu versaire yi la ba léegi ci problème yi amoon ci stade Ngalandou Diouf gis ngeen gars yi sax dañ ci mujj a profité vraiment defaraat stade bi ba mu bees pex gis ngeen gars yi ñi ngi ci liggéey bi ñi ngi peinture yéen a ñu suivre ba léegi sur la TMS TV gis nga yii yëpp vraiment bokk na ci yi nga xam ni moom la supporters yi jëm ci wàllum nawetaan également saccagé woon mais gars yi vraiment ils ont été très pragmatiques gis nga ci semaine bi rek presque mën nañu wax ni lépp presque yemb na gars yi ñu ngi ci travaux yi sëñ bi pardon ma laaj la tuuti pardon ñu laaj ko ça va. ça va bien. yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm waaw. ci équipe bi peinture nga bokk. waaw ci laa bokk waaw. ok bi ngeen di ñëw avant muy mel nii nan ngeen fekkee woon bërëb bi. waaw dafa ñëwoon lool. dafa ñëwoon lool. waaw dafa ñëwoon lool ñu ko defal nii quoi. mais fekk ngeen fi ñoo xam ne dañ ko toj ak ñoom seen. waaw. ok waaw ñu fa ko toj fi biir nii dafa ñu kuk. ba pare yow def pause ba pare commencé ko peinture quoi waaw changé nii mu nekkee nii. mais suba dafa am match fii yaakaar ngeen dana pare fii ak suba. bon yaakaaruma de mais fii moom dina pare tey quoi dina pare tey après parce que su bu jàllee après ñu ñëwaat. ngeen yëgali liggéey waaw ñu yëgali waaw. alors bijou bu mel nii xale yi jël ko di ko taal di ko yàqati lan ngay wax xale yi. rafetul de mais hasard la quoi. mais lan nga leen di wax ñoom. ñoom. xale yi taal ak toj. non li rafetul. waaw na bàyyi lii moom. li rafetul quoi lii yàq rek lii xale bu dugg fii nii jaar na dugaat si beneen affaire mais lii moom baaxul quoi. loolu fàttali ñu tur bi. ñaaga. waaw ñaaga Piris. ñaaga Piris. waaw xanaa yow njaago nga. Pepel. ah Pepel. ba. Pepel. Pepel mooy lan. mooy été nii waaw comme njaago nii quoi. d'accord. kontaan nañ bu baax. waaw merci. ñu ngi lay ziar. waaw naana ko Zalika ñoo ngi ziar bu wér. ñu bàyyi la nga présenté wu. waaw Jaaji Ñang la maa ngi dëgg Zakaranda. alors yëngal li fi xew fan yi ci stade bi. waaw dégg naa ko de. léegi yow loolu noo ñu ko mën a jàngatee. ni ma ko mën a jàngate daal mooy ci kër yi la commencé dafa commencé ci kër yi ba ñëw ci stade parce que kenn yaratul sa njaboot. ci kër yi la commencé ci kër yi la commencé parce que kenn yaratul sa njaboot kenn talatul dara ndax alalu àdduna man daal noonu laa ko jàngate. nan nga mën a imaginer stade bu toll nii nga xam ni ay milliards lañ ci def xale yi ñëw mën a taal gazon buy jar 500 millions.
li ma la wax rek bu fekkonte ne ca kër ga yar nañ leen war a yare bu ñëwee dañuy toog seetaan bu jeexee nga ñibbi parce que sport la rek comme sport la nag il faut kenn ko jël benn équipe rek moo ko mën a jël keneen du ko jël. mais li gën a jaaxal nit ñi mooy dañu gis ne même ren avant lii di am na yeneen xeetu violence yu amoon fii ci stade bi yeneen xeexoo yoo xam ne amoon na fi. mooy li ma la wax rek grand li ma la wax du dañ ba buftu bi wal bu la neexee ku la neex nga laaj ci kër yi la commencé. léegi loolu lan moo ci solution. solution bi kay ñun ñëpp dañoo tiit kuy njaboot ku yor njaboot war ngaa tiit war ngaa préparer sa doom ëllëg parce que lii ñu gis nii moom violence daal léegi moom bari na daal suñu xol moo jeex sax. jërëjëf billaay kontaan nañ bu baax merci. ñu ngi lay ziar. nga delloo ziar sëñ bi. ñu bàyyi la nga présenté wu. waaw man maa ngi tudd sëñ Mounirou Diop dëkk fii Tëngéej mais dama tox léegi Tivaouane Peulh mais Tëngéej laa mos ci saanoo. li ma la bëggoon laaj mooy li xew fan yi ci stade bi yëg nga ko. bu baax. waaw loolu yow ban jàngal nga ci am. di ko ñaawlu rek di ko ñaawlu te xam ni nekkul rafet daal parce que ku la defal bis bu mel nii teranga bu mel nii ñëpp di xëccoo pour am ko ñu defal ak sa biir réew nga xam ne ñëpp nga xëcc pour am lu mel noonu nga yow ko fexe ba du mat si nawetaan rek tax nga yàq ko nekkul lu ma rafetlu daal man. mais gars yi dañu ne loolu moom yàgg na surtout ren gis nañ ni avant lii di xew sax am na yeneen yu garaaw yu fi amoon. waaw donc amoon na signal bu fi jotoon wane mais nit ñi xam ne seen bëgg-bëgg rek ak tàmm lu nga xam ne rek am nañu si yaakaar daal moo tax xam naa ñu def ñu si war daal ba daal di ko négocier ba tegaat ba tegaat mas mais li néewoon na coow li néewoon na. léegi li ma la bëggoon laaj mooy li xew nii ñu taal gazon buy jar 500 millions yàqate stade bi loolu lan moo ciy pexe. man de li ma si jàpp mooy man ñu éliminer nawetaan quoi si li ma xalaat laa wax xamul keneen xalaat waaye man li ma xalaat nawetaan dañ koy jëlee quoi man daal li ma gis gum ba si kanam daal ñu xoolaat ba xam daal. yow daal da nga jàpp ni amul benn njëriñ. si li ma gis moom amul benn njëriñ waaw parce que foo la ko jàppoo woon te xale yi daan si fo mais nawetaan léegi man gis naa ne amatul fo da ngay jekk fi équipe sax war ko gagné mooy équipe mënoo fexe te kenn du la gagné bu fekkee ne bañ ko la gagné dama toog sa kër alors parce que bu bëggee deewul am ñoo xam ñoo nga doorandoo woon di football ndoo ñoom ñooy premier tour toog nañu bu yàgg yow nga dem ba quart de finale wala demi finale ñu éliminé ngay doog a nangu man ma loolu laa mënul nangu man. lan mooy sa kàddu ñu mujj lan ngay wax xale yi. di ñëw ñu góorgóorlu rek xam ne lii seen alal la parce que li si jot defaat nii moo na ñàkk daal te amoon naa ñàkk moo na xajaatoon na faneen ful si lii daal kon bu defal leen ko nii na nga ko respecté xam ne lii ñoom ñoo ko moom kenn moom ko ku dul Tëngéej parce que ñi koy yàq ñi benn ruq la rek si Tëngéej xam nga kon nag bu demee ba defal lu mel nii kon nag ko sàmm xam ne defal lu mu doon ñu respecté téye ko te xam ne seen morom yu bëri bëgg na ko daal te amuñu ko jërëjëf sëñ bi. ñu ngi ziar. ñu ngi delloo ziar sëñ bi. ñu bàyyi la nga présenté wu. waaw donc maa ngi tudd Abdoulaye Bamar Diop maa ngi dëkk si Tëngéej fii. ngay faral di ñëw fii ci stade bi. waaw bon daanaka damay wax man pratiquement reporter la quoi damay faral di ñëw si stade bi bëri na. reporter match. waaw. ban organe nga nekk. nekk naa maa ngi Tëngéej info aussi damay consulter aussi à côté de Alpha 6 à la rajo Joko FM. d'accord li fi xew fan yi muy violence yi fi am fan yi ci stade bi ba ñu taal gazon bi lan nga ñu ko mën a jàngatale. waaw bon xam nga dafa bëri ay cause nag bëri na ay cause parce que si côté yu bëri parce que de un boo jëlee si côté organisation xam naa ne manqué na lu bëri loo xamante ne ni mouvement nawetaan bi ñu ngi koy exercer si ASC yi aussi. comme lan. comme par exemple règlement yi parce que da ngay gis loo xamante ne nii bind nañ ko si texte bi mais c'est pas appliqué ici aussi bu dee si côté organisation des ASC da ngay gis le président zone le président des supporters il ne fait pas du def rôle am li nga xamante ni moom la ko war a defee. maanaam du sensibiliser supporter am. waaw du sensibiliser supporter am parce que ñii di yàq ñëpp xam nañ leen ñoom xamante nañ si seen biir donc bu amul sensibilisation boobu je pense que. day am bu ñëwee fii dañuy appliquer loo xamante ne ni daal waru ko te aussi gis nañ ni aussi ASC li nga xamante ne mooy ASC Lébu gi ñoom seen sensibilisation jàll na parce que ñoom bàyyi nañ violence bi wàññi nañ ko mais da ngay gis aussi si yeneen ASC yu aussi da ngay xam ne violence bi wàññeekuwul parce que match day daw mais da ngay dégg yenn mots yoo xamante ni da lay leer ne lii raam si ñag bi la jëm
voilà. léegi est-ce que kilifa dëkk bi ku mel ni préfet est-ce que ñoom amuñ ci part de responsabilité parce que dañu gis ren que ni avant loolu amoon na yeneen ay incidents yu fi am ba ñu arrêté woon nawetaan yi. voilà loolu tamit si waaw moom laa bëggoon wax madame léegi autorités yi aussi autorités yi ak politiciens yi ñoom tamit nañu bàyyi seen équipe bu quartier yi ñuy poussé par exemple bu ñu leen ajee ñu leen di aji ñu siy def seen loxo pour ñu aji leen mais du lépp la ñuy jël di ko teg si loxo préfet bi mais c'est les responsabilités sont partagées. voilà les responsabilités sont partagées. voilà donc je pense que loolu ñoom ñëpp la mais du question de préfet bi rek la ñuy wax mais ñu si bëri dañ si am part de responsabilité. léegi li ngeen jot a dund fii ak li xew ak coow li am Rufisque ak Sénégal ñëpp yëg nañ ko adduna yëpp lan nga yaakaar que ni mooy solution bi. waaw solution bi mooy c'est vrai que moo doom am na mais man yaakaaruma ne que ne gars yi dinañ arrêté nawetaan yi mais pour man sama xalaat. mais Tëngéej moom defe naa ni nawetaan moom jeex na. waaw loolu mën nañ ko wax mën nañ ko bañ a wax moom sax mën nañ football mais Tëngéej moom je pense que jeex na. waaw pour man de ma part man idée bi may défendre mooy balaa ñuy reprendre nawetaan yi dañu war a organiser waat li nga xamante ne nii mooy mouvement nawetaan dañ ko war a organiser waat. dañu war a toogaat waxtaanaat dañu war a toogaat waxtaanaat. xoolaat sappe yi. ñuy daan équipe yi ni ñu leen war a daanee te par exemple mën nañu wax ne dañu aj équipe yi 2 ans mais nga dool nawetaan bi di ñëw nga gisaat équipe bi foofu ñu aji leen loolu aussi nekk na li nga xamante ne ni mooy problème fondamental bi nga xamante ne ñun moom la ñuy jànkonteel mais yaakaaruma ne bon dans les années à venir que ne dinañ arrêté nawetaan yi waaw. alors ñi nekk ci instance de décision yi muy waa nawetaan ONCAV ODCAV est-ce que jotul tey ñu quitté. waaw bon am na ñu bëri ñoo xamante ne biñ juddoo ba léegi benn président zone lañ fi fekk. wala mo leen fi baax par exemple bu ñuy falaat président zone aussi doo xam naka lañ koy falee da ngay xëy suba rek ñu ne falaat nañ président zone parce que tamit voilà d'abord pare c'est pas contrôlé rien n'est contrôlé ici c'est-à-dire c'est pas bien organisé franchement moom. partout c'est comme ça hein. partout c'est comme ça raison pour laquelle nawetaan di am loolu parce que boo gisee ñu ne dañ koy arrêté c'est pas bien organisé mais tey par exemple Mbour ak Ouakam amoon nañ problème mais arrêté wuñu Ligue 1 mais tey bu ñu ne dañuy arrêté nawetaan c'est parce que c'est pas bien organisé waaw. kontaan nañ bu baax. waaw merci beaucoup merci. ñëwal ni taxawal nañ ci ko ñu ngi lay ziar. maa ngi delloo ziar bu baax a baax. ñu bàyyi la nga présenté wu. bon man maa ngi tudd Olivier Babacar Ñuki bon footballeur la waaw vu que dama doon intégré Alwar mais au fur et à mesure de mes examens dama arrêté woon loolu la. alors sa xarit bi nga taxawal defe naa jot ngaa dégg li mu wax lépp loo ñu ci mën a wax. bon en fait mun naa il a tout dit parce que vu que saccage yi fi amoon c'est pas à magnifier waaw c'est pas à magnifier parce que au fi ñuy yeeleñ parce que vu que bi nga ko yàqee ak diggante bi nga ko defaree nice na trop parce que gis nañ fi soutien de Paco Boy ak président bi TFC bi ñu taxaw gars yi Rufisquois yi ak Sayer aussi Sayer Seck jàmbaar loolu rafetul leen si trop parce que man mën naa en tant que footballeur xalaatuma woon dinañ ko defee moment bii nii moo tax man maa ngi si rafetlu bu baax a baax pour ñuy mën a ñëwaat à force quoi. nga nekk jeune. lan ngay wax sa moromu jeunes yi ñëw fi. bon en fait di def mbir yu mel noonu. lu mu leen di wax quoi parce que lii nii war na leen yee parce que suñu ñëwee war nañ wane un bon exemple surtout comme kii nu mu ko waxee rek commission lii nii nu mu tee sa commission supporters yi instant yi loolu noonu dañ si war a yeete bu baax parce que voilà di waxtaan ak ñoom parce que voilà parce que président kii nii nu mu tee sa président équipe bi loolu noonu parce que man lii su ma ko mënee wax rek si anam benn résumé parce que waxtaan léegi ak AG dafa manqué léegi gars yi dañuy fubal rek voilà bàyyi voilà dañuy fubal rek dem mais saa yu fubalee wala saa yu préparé mas balaa ñuy préparé mas dañuy war a def chaque jour AG loolu noonu di dundal lii nii ASC yi loolu su koy dundal ASC rek mën naa wax ni xale yi dinañ si gën a yeewu mën a topp seen tànku mag parce que soo xoolee yaaxa yi nii rek mën naa la wax ni mag ñi am na mag yi si dugg mais mag ñi fësuñu si
xale yi ñoo si fës parce que xale yi dañoo manqué ku leen di teg si yoon di waxtaan ak ñoom parce que xale yi soo xoolee ñi doon ñëw nawetaan yi dañ ko ajoon ay jamono comprendre xale yi dunduñu woon nawetaan xamuñu woon nawetaan yi lu mu daan wax yooyu noonu xam na nawetaan yooyu dafa daan jàll si jàmm daan na am violence mais daanu am si stade bi si biti la daan am wala si koñ yi mais su demee ba am si biir stade rek jàppal ne waxtaan bi AG yi dafa manqué si ASC yi loolu laa am lu ma siy wax. bu baax. ok merci. kon suñu mbokku internet yi suñu mbokku téléspectateurs yi amoon nañ mbégte ñëwalal leen fii ci Tëngéej ci stade Ngalandou Diouf amal leen fi reportage bu am solo waxtaan bu am solo mais également won leen versaire yi won leen turbine bi won leen terrain gazon bi ngeen dégg nag ay kàddu yu am solo yoo xam ni ñi ñu jot a laaj yëpp wax nañ ko ci rawatina nag ñu fexe gën a bàyyi xel bijou bi nga xam ne ay milliards lañ ci def également liñ ci gën a jàpp aussi mooy yarin bi dafa des ci kër yi xam ngeen ni jamono bu njëkk ak bu léegi du benn donc xale yi dañ leen war a gën a mën a éduquer mu am prise de conscience ba tax ni lii nga xam ni seen bijou la te ñoom ñooy magu ëllëg bañ a saccage lu mel nii kon amoon nañ mbégte saa su ne rek di ànd ak yéen ci télé bi nga xam ne moo feeñee lu nëbb lépp lu nëbb ak le khalife général le roi médecine traditionnelle du monde the king of the all of the king di Alaaji Thierno Moule Sow ñu ngi koy ziaraat di ko jox wàccuwaayam li leen di jox dig daje ci yeneen ay reportage jërë ngeen jëf